ñu ngi leen di jaajëfal ci wuyu bi ñu wuyu si tey ci conférence de presse bi ñu amal pour waxtaanee ci li ñuy wax surimposition yi état bi di def ci rappelu enseignants yi. rapport bi nag li ko waral mooy suñu mbokku jàngalekat yi ñu bari ci ñoom dañuy faral di woolu ñuy seet si di jàmbat impôt yu mit yoo xam ne état du Sénégal daf leen koy teg jamono bu ñu leen di fay seen rappel ñu nag ñu jàpp ne mbir balaa nga cee wax dina jaadu nga gëstu ci ba xam nu mu demee dëgg looloo taxoon suñu bureau national jël dogal teg benn kuréel benn groupe de travail boo xam ne li ñu ko sant mooy nañu gëstul ba leeralal ñu wàllu surimposition bu nu mu demee groupe de travail bu mu gëstoo ba noppi mu bind benn téere bu ñuy wax rapport mooy téere bi ñu présenté tey ci biir rapport boobu mu am ay points yoo xamante ne groupe de travail bi andi na ci ay leeral point bi ci njëkk mooy wàllu rappel parce que dañuy faral di dégg ci presse bi lenn ci autorités yi ak ñeneen d'ailleurs ñuy wax ne rappel c'est un revenu exceptionnel maanaam dafa nekk loo xam ne daal waaye maanaam liggéeykat bi daf ci dal rek daf ci dal ñun ñu jàpp ne ci gëstu bi ñu def rappel mënu ko tuddee revenu exceptionnel parce que rappel bor la boo xamante ne état du Sénégal moo ko ameel jàngalekat yi bor bi nag ni mu tëddee nii la da ngay nekk contractuel am salaire bu ñu lay fay bañ defaral la këyit wax ne léegi fonctionnaire nga sa salaire war a yokk mais comme ñoom nee nañ traité délai bi ñuy traité dossiers yi dafay yàgg dañuy continuer di la fay salaire en contractuel bi ba baa ñuy pare traitement dossier yooyu donc ci diggante boobu weer wu nekk état du Sénégal daf lay ameel différence bi am ci diggante salaire fonctionnaire ak salaire contractuel te bor boobu am na lenn ci suñu camarades yoo xamante ne dem na borom bu juróom-ñetti at ak genn wàll ñun am nañ benn camarade boo xamante ne mu ngi servir fii Saint-Louis rappelam ça porte sur 102 mois maanaam juróom-ñetti at ak genn wàll état du Sénégal mu ngi koy ameel bor boo xamante ne mooy différence bi nekk ci diggante salaire contractuel ak salaire fonctionnaire kon loolu bor la boo xamante ne ñun duñu jàpp ne revenu exceptionnel la ndax fa mu jóge moo tax ci salaire boo xam ne si régulier ci la jóge kon na jàpp ne lu jógee ci salaire bu régulier kenn mënu ko tuddee un revenu exceptionnel loolu mooy point bu njëkk bi ci des mooy l'impôt bi ni ñu koy calculer parce que li ñu seetlu mooy service du ministère des finances bu ñuy calculer l'impôt ñoom dañuy jàpp ne bor bi ngeen la amee bi ñu la amee loon ñeent ba juróom-ñetti at lu ko ëpp dañuy jàpp ne loolu lépp ci at mi ñu la ko fayee ci nga ko gañe ñu di leen déedéet bor kenn mënu ko dugal ci li ñuy ooyee revenu brut annuel may fàttali ne impôt dañ koy calculer sur la base du revenu brut annuel maanaam liggéeykat bi li mu gañe diggante le 1er janvier ba le 31 décembre loolu la ñuy boole mooy nekk base de calcul bi pour ñu mën a xam l'impôt nan la mën a toll kon jaaduwul bor bi nga ko amee doon juróom-ñetti at ci ginnaaw nga dajale lépp benn bis fay ko ne ko ci atum 2021 mi li yëpp nga ci gagné loolu dafay fausser calculer impôt bi loolu mooy base temporelle bi nga xamante ne ñun jàpp nañ ne nguur gi def ci juum parce que waru ko doxalee noonu li ci des mooy l'impôt bi ci boppam bu ñu delloo ci code général des impôts ci article 187 dafa tëral maanaam ñi nga xamante ne parce que impôt may fàttali ne dafa am ay régime yu bëri te jàngalekat dañ bokk ci li ñuy ooyee régime du prélèvement à la source mooy ñi nga xamante ne seen liggéeykat seen njaatige xam na li ñuy am te balaa mu lay fay dina calculer l'impôt ba noppi jël ko ba noppi soog la jox li ci des jàngalekat yi ci régime boobu lañ bokk ñun dañ jàpp ne ñuy bokk ci régime boobu code général des impôts dafa wax ni délai bi warul passé maanaam l'impôt bi dafa am délai yu ñu ko war a jëlee maanaam atam 2020 bi l'impôt bi ñu ci war a fay
premier trimestre maanaam ñetti weer yu njëkk ci at mi ci topp 2021 waru ko passé ñoom bu ñu sàgganee ba ñetti weer yooyu romb te jëluñu li ñu war a jël ñàkk nañ loolu aussi ñaari wet yëpp la maanaam liggéeykat bi aussi bu fekkee ne dañ ko surimposer maanaam ñu dagg ko loo xam ne ëpp na li ñu ko waroon dagg moom aussi loi bi ñetti weer la ko may maanaam at mi ñu ko defee at mi ci topp ñetti weeru njëkk yi diggante le 1er janvier ba le 31 mars ci la am droit pour def réclamation délai boobu bu rombee ñàkk na kon ñu jàpp ne bor bi nga xamante ne rappel la te ñu ameel ñu ko ci at yu bëri li ëpp ci bor boobu kenn mënatu ko régulariser parce que délai bi nga xam ne moom la code général day wax code général des impôts wax délai boobu romb nañ ko kon dañ jàpp ne bu ñu eggoon sax ci wax ne bor boobu maanaam rappel bi dañ ko war a imposer ñoom mënatuñ ko imposer parce que délai bu romb na li ci des li ci mujjee mooy dañu def jël suñu dossier benn camarade parce que nag li ñuy jàpp mooy nit booy wax da ngay wax loo xamante loo xam la deuxièmement nga am aussi noo ko firndeele ci biir rapport bi dafa am benn cas bu ñu jël maanaam koo xam ne suñu camarade la mu ngi servir fii ci biir dëkk bi mu jox ñu ay bulletin annuel am jox ñu kayit yi nga xam ne yépp ci la ñuy sukkandiku pour calculer l'impôt bi mu ñu ko joxee comme ñun dañu dem jàng ba xam lu ñuy calculer l'impôt ñu reprendre calcul yépp bi ñu ko defee ñu gis ne différence bi nga xamante ñun moom lañ trouvé ak li service des finances trouvé différence boo xam ne bu jéggi dayo la léegi nag différence boobu dañ jàpp ne nguur gi daf ko jël ci jàngalekat bi ci anam boo xam ne jaaduwul te dafa nekk loo xam ne également dañ jàpp ne ñun nguur gi daf ko war a delloo régulariser ko bépp jàngalekat boo xamante ne nañ la imposer jaaduwul nguur gi dafa am obligation li mu jël ci yow mu delloo la ko ci biir xayma boobu seetlu nañ ne bu ñu jàppee jàngalekat yi nga xamante ne fayeeku nañ seen rappel diggante janvier ba juillet 2020 ci juróom-ñaari weer ci lañ def xayma bi ministère des finances nee na seen lim mu ngi toll ci ñetti junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent maanaam ci juróom-ñaari weer yi njëkk ci ci année 2020 am na ñetti junni jàngalekat ak téeméer ak fanweer ak juróom ñoo xam ne jot nañ seen rappel d'intégration bi ñu xaymaa seen préjudice bi nga xam ne ñoom subir nañ ko ñu ngi koy xayma ci diggante 82 millions ba ci juróom milliards yu teg yoo xamante ne nguur gi jël na ko ci ñoom loo xamante ne jaaduwul ni mu ko jël jaaduwul te ko ne leen koy delloo may fàttali également ne jàngalekat yi téeméeri junni lañ téeméeri junni ñun xayma bi ñu def ça porte seulement sur pratiquement ñetti junni yu tegal tuuti kon bu ñu xayma woon préjudice bi parce que am na aussi benn liggéey bu ñu def ci yeneen question boo xam ne ñu ngi koy def ci benn échantillon de 31 000 enseignants et quelques incha allah am nañu yaakaar ne balaa moo yàgg dina génn dinañ def également yeneen xayma parce que jàpp nañu également bu ñu xayma woon préjudice bi ci lu toll ak fanweeri junni jàngalekat wala lu ko ëpp dana jege juróom-benn fukki milliards. mais li waral ñu yemale étude boobu ci juillet 2020 mooy dañoo seetlu ne bi ñu commencé jàmbat. ministère des finances dafa soppi ni muy calculer impôt bi te coppite googu mu ngi commencé ci août 2020 donc li ci topp li ñu daan calculer impôt bi dañu koo changé ñoom ci seen bopp nangu nañ ne am na problème moo tax ñu yemale xayma bi parce que ñu liggéey bi ñu def dañ ko def par rapport ak ñoom ni ñu daan calculer ci anam impôt bi ci bu njëkk léegi nag rapport bi ñu ko bindee ba noppi muy suñu xalaatu bopp ñu jébbal ko directeur de la SOL wax ko ne ko am na ay questions yoo xam ne amuñ ci réponse te bëgguñu ñoo wéyal xalaat bi moo tax ñu bëgg mu recevoir ñu waxtaan ci rapport bi mu am question yu ñu ko posé bi ñu déposé lettre boobu ak léegi mën na ñaari weer nanguwuñ ñu woo loolu waral tey ñu defar conférence de presse bi pour partager rapport bi pour que sénégalais yi xam li nekk ci biir et ñu wéyal également gëstu yi di wax rek ne lii dañu jàpp ne préjudice la boo xamante ne waruñ ko seetaan en tant que syndicat te incha allah lépp luñ mën dinañ ko def ànd kook jàngalekat yi ànd kook opinion bi de façon générale pour que xeex bi ñu amal ko bu ko laajee ba jàngalekat bu nekk la nga xamante ne dañ ko jël ci yow te jaaduwul ñu delloo la ko. parce que bi ñuy gëstu également dañ jéem a xam ñoom nan la ñuy calculer seen l'impôt bon comme information yi mënoo ko am aussi dem nañ ci site bi nga xamante ne
direction générale des impôts et des domaines DGID moo ko def boo demee ci site boobu d'ailleurs lien bi mu ngi ci rapport bi am na benn simulateur buy calculer impôt bi ñu examiner simulateur bi ni ñu fonctionner dañ gis ne rëq-rëq am na ci ni ñu ko programmer parce que simulateur bi rëq-rëq bi ci am mooy dafay jàpp ne salaire annuel lu jàngalekat bi maanaam da nga jël salaire benn weer nga multiplier ko par 12 pour am salaire annuel bi loolu mooy problème bi loolu erreur la ci programmation bi parce que lii tax muy faussé calcul bi mooy salaire bu dee ci fukki weer ak ñaar bu fekkee ne chaque mois la même chose ngay jot problème du am mais dañu seetlu ne bu fekkee ne rappel dafay am day perturber maanaam régularité salaire boobu maanaam ku daan am ñaar fukki junni par weer xëy ñu jox la ñetti millions boo jëlee ñetti millions boobu nga multiplier ko par 12 dafa lay yóbbu pratiquement ci 36 millions léegi simulateur bi 36 millions yi lay jël comme base pour def sa calcul maanaam dafay fay loolu l'impôt boo xamante ne ku am 36 millions par at loolu la waroon fay ñu jàpp ne loolu rëq-rëq la boo xamante ne ñoom war nañ ko corriger bind nañ ko ci rapport bi mais ministre de la solde au niveau de la solde ñoom xamuñu ba léegi ñoom dañu calculer moo tax mënuñu préjuger pour wax ne intentionnel la wala déet dañ jàpp rek ne problème am na léegi nag ñoom ñoo ci war a tontu problème bi nag ñun dañ jàpp ne bu fekkee ne solde dañ am benn programme informatique boo xam ne mooy calculer impôts yi war nañ xoolaat nañ ko bindee programme boobu parce que nit boo juumee benn yoon ñaar yoon ñun ñëppay juum mais boo juumee ci ñetti junniy dossier problème am na beneen bi ci des également mooy jàpp nañ ne bu fekkee ne ñoom dañ koy calculer manuellement ñi nga xam ne ñooy def calcul yooyu également war nañ leen xoolaat parce que juumte également lu xel nangu la mais bu eggee ci ay dizaines de milliers de dossiers xel dootu ko mën a nangu ñetteelu hypothèse bi nga xam ne am nañ ko mooy jombul am na ci biir service yooyu ñoo xamante ne ñu ngi def ay pexe pour jël ci jàngalekat yi loo xamante ne dañ koy jàllale ci wàllu surimposition te teguñ ko ci yoon. préjudice bi maanaam xayma bi ñu def ko rek ci diggante janvier 2020 ba juillet 2020 ci juróom-ñaari weer te mu concerne ñetti junni jàngalekat ak lu topp xayma bu dafa wane ne nguur gi ameel nañu parce que dañu amee scénario yu bari yoo xam ne teg nañ ko diggante 82 millions ba ci juróomi milliards yu tegal te loolu dañ jàpp ne daf ko war a fay jàngalekat yi mu ko ameel. bu ngeen xoolee cas bi nga xam ne traité nañ ko ci rapport bi muy suñu mbokk jàngalekat am na ci loo xam ne dépassé na 1 million nit nag ku la amee doo ko 1 million war nga taxaw pour mu fay la moom kenn rek la am na ñu ko gën a mutilé trop jombul aussi am na ñoo xam ne moo leen gën a mutilé loolu dañu ne lu mënula ñàkk la nguur gi war na reconnaître ne def na erreur ci ay calculam mu corriger mais rek mu bañ dem ci correction mu réparer. ñi nga xam ne jël nañ seen alal ci lu jaaduwul te muy seen ñaq ñu delloo leen ko loolu nag dañuy jàpp ne newul loo xam ne ñun rek mën a jóg benn journée suba on fait fitation rek nguur gi daal di def loolu demewul noonu processus la maanaam dañu commencer d'abord ci gëstu pour xamal leen ne ñoom fa ñu sukkandiku pour def calcul yooyu baaxul war nañ ko corriger waat loolu suñu réflexion la suñu xalaat la bind nañ ko ci kayit jébbal nañ ko ñëpp. bu ko ñëpp xoolee ku nekk mën na ci am xalaatu boppam étape bi topp mooy ñu def conférence de presse bi maanaam pour séddale rapport ba ñëpp jot ci jàngalekat yi syndicats yi autorités yi Sénégal yëpp jot ci étape bi topp mooy ñu wër suñu mbokk la jàngalekat ci biir Sénégal yëpp fu ñu mën di nekk ñu fekk leen fa waxtaan ak ñoom waxtaan ak syndicats yi ak fu ñu mën di féete parce que xeex bi xeexu syndicat du xeexu syndicat xeexu jàngalekat la bu yàlla dogalee ñu àndandoo ñun ñëpp ci benn kuréel dinañ mën a jàmmarloo ak nguur gi pour xamal ko ci lu leer ni lii mu def tegu ko fenn te war na réparer maanaam li mu jël te moomu ko na ko delloo ñi ko moom te mu corriger ba lu mel ni ëllëg mu bañ a amati